Inch'Allah bu ñu ñëwee dañuy toog waxtaan ndax encore une fois dama bëgg ñu jàpp ne entreprise bu mu mënti doon bu ñëwee ci dëkk chance la war a doon pour dëkk ba kon li ci des lépp dañ koy waxtaanee xool ni ñu yokkee payoor yi ni ñuy améliorer conditions de travail yi te loolu buñ ci waxtaanee waa Vanus dinañ ñu ko nangul bu dee nag dafa am leneen lu ci laxasu bu waaye dinañ ko laqar ci teg fële li ci des ñu avancé ci loolu laa bëgg ngeen xam ko te incha allahu discussion yooyu moom danañ ci waxtaan ak entreprise waxuma Vanus rek mais entreprise yëpp danañ leen seeti xool sunu doom ya fa nekk sunu yaay yi sunu sœur yi ak sunu rakk yi conditions yi ñu koy liggéeyee ñu xool nañ ciy waxtaan ak ñoom ndax loolu mooy intérêt sax entreprise waaye nag bu ñu fàtte ne diggante fay beeg fayeeku bi mën na ci am yeneen intermédiaires yoo xamante ne buñ ko waxtaanee rek dinañ xool nun koy rationaliser de telle sorte que di ngeen ci fayeeku gis ci seen bopp entreprise bi aussi gis ci boppam loolu laa bëgg ñu wax ko en toute responsabilité mais damay gërëm yoon BEM li tax ma wax loo ko sànq xam naa lu tax ndax am na fu turam egg am na fu xam-xamam egg am na foo xamante ne moom il doit servir d'exemple à beaucoup de jeunes de cette localité tey ji boo demee Dakar boo nee yoon BEM santam sax réer na moom bu yàgg ci ndax BEM boo ko dégg mooy BMW mu une marque allemande tey jii wax la leen ne le groupe Yapi bi nga xamante ne dafa gagné woon un marché dans le train express régional bii ñuy wax ñëw nañ seet si ko ba signé ak moom un contrat moom mu liggéey lu toll ci at. est-ce que loolu xamoon nañ ko avant kon nañu jàpp ne tey même train express bi nga xamante ne lundi lañ ko war a inauguré am na doomu Saafeen bu ci liggéey bu mu ci ay bëgg naa ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax li nu am nañ ko feeñal man de bés bu ñu jëlee mairie bi. fépp fu doomu dëkk bi di liggéey am xam-xam dañ koy feeñal dañ koy topp dañuy fexe sax xam-xam boobu ñu ubbil ko même une école ici mu ci jàngale ba nga xamante ne suba dina am une transmission du savoir Diass amagul lycée technique Diass amagul même un centre de formation technique et professionnelle dina bokk ci sunuy priorité pour man fii war na am centre buy former ci métier aéroport ci métier port ci métier industrie ci yeneen i métier te bu boobaa ñun bu ñu xëy faloo li may njëkk a proposé conseil bi te ñoom Pape Malick incha allah dinañ ci nangu ak ñoom Doyen Assane ak ñoom Dumbe ak ñëpp dina bés bu ñu leen ne dañu bëgg a def délibération pour wax fan la ñuy defar suñu centre de formation technique et professionnelle defe naa ne conseil yëpp dinañ ci d'accord bu boobaa ñu toog ak ay partenaires tabax ko suñu doom yi ñu leen former leen ci de telle sorte que suba du ñu am ay métiers subalternes dañuy jël des métiers de responsabilité Matar Diouf mi taxaw jàkkaarloog man bu boobaa da ciy jouer un rôle muy doomu tëglu di yëngu ci lu mel noonu fële ca Ziguinchor di former ay nit Matar Diouf ñu xam ne suñuy doom ñu ngi former ay nit un peu partout tey li ma xam ci ay borom yi xam-xam ci dëkk bi dans tous les domaines yoo xamante ne ils sont prêts à s'engager dans la formation professionnelle des jeunes kenn xamul nu mu toll mais ñooñu ñëpp nag seen ilimaan mooy docteur Saliou Diouf bu Bandia qui a été le directeur de l'enseignement technique et professionnel qui a été le directeur de l'INSEP qui fait partie des 3 Africains yi gën a xam formation professionnelle loolu yëpp nag boo ko amee ci sa dëkk bëgg di ko gas di ko suul bañ mu feeñ naroo jàmm ku toxal xam-xam naroo jàmm ñun dañu fas yéene yëkkati xam-xam ba ci kaw Omar Faye mi fi joxe Samba diplôme war na fi joxe diplôme ñaata nit nga formé Omar Aldiax ñaata nit nga formé moo tax yéen dañ leen war a valoriser pour xam ne ñun ñoo aye te incha allah bés bu ñu jëlee mairie bi enseignement technique professionnel artisanat les métiers dañ koy mettre en valeur jox ko gëddëm de telle sorte que suñuy doom dinañ am liggéey ci dëkk bi am ko ci Sénégal am ko un peu partout. Directeur général du COSEC, président des sageurs de l'Afrique, futur maire de Diass di am kontaante bu baax a baax teew fii tey ci bés bu màggati ndax on dira jamais assez ay bés yu màgg yu nga xam ne le DG du COSEC notre futur maire
monsieur Mamadou Ndione mu ngi koy def fii ci biir commune bi di wax ne lii ñu gis nii dafa dal suñu xel cette adhésion massive de jeunes maanaam ay xale yu ndaw yu yor seen carte électeur ni yow yaa ñu doy ndax suñu avenir xam nañu li koy defar yow yaa koy defar ñu ñëw di adhérer dafa dal suñu xel kon la grande coalition ëllëg Sénégal dirigée par monsieur Mamadou Ndione ak les responsables de la grande coalition bu ngeen tëddee na ngeen nelaw seen ginnaaw bandang tey nag dama bëgg ñu xam sama beneen facette moo tax ma taxaw fi tey wala jël sama carte artisan maanaam damay ñaw lépp lu ma sol maa ko ñaw lépp lu ma sol maa ko créé kon nag bu ma fi taxawee di jël sama carte artisan dama nekk di yëngatu ci milieu artisan pour ñu xamee ko noonu di wax ne nag vraiment DG lii fi am damay wax ne yaay Tyson ndax Mouhamed Ndao Tyson bi mu ñëwee ci làmb ji dafa indi beneen nouvelle donne daf ci indi donne bu bees dafa yëkkati cachet bi yëkkati niveau bi gars yi di entraîner ji Europe di ñëw ma ne politique gu Diass yow yaay yëkkati niveau bi par un débat intellectuel waxtaan boo xam ne ci waxtaanu xam-xam la tegee jëf joo xam ne ci développement boo xam ne da nga développé askan bi yëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw bokk na ci li nga def tey ma ne gars yi ñun jigéen yi ak xale yi naxaate na fi jóge naxaate na fi jóge billet yi dañu bari kayit yi dinañu bari mais suñu alal la bu ñu ko joxee nañ ko jël ñu voté utile lii fi DG def nag carte professionnelle wax dëgg yàlla muy carte artisan ku ko yor ku ne comme ni ko sama nijaay waxee ak ñi fi jaar ah bu ñuy jox gars yi marché nag dinañ xam ne ci gars yi nga bokk bu njëkk commune Diass daawul woon bokk ci dara ces carte artisan fexe na ba suñuy jigéen di dem ay foire jusqu'à l'international ñuy dem foire Dakar ñuy dem représentation di bokk ci organisation faîtière départementale régionale nationale kon Mame Malick Diallo sama rakk jërëjëf tey yëkkati nga niveau bi ni déjà yëkkatee niveau 100 francs la daan joxe mais ne tey nee na téeméer la joxe tàccu leen ma Mame Malick bu baax kon nag suñu carte yi nañ ko jariñoo carte yi buñ ñu ko joxee di pour rek ñu dugal ko suñuy poche nañu gën a structuré wu pourquoi pas ñu def le réseau des artisans de la commune de Diass par filière couturiers yi daal di ñëw mécaniciens yi ñëw plombier yi ñëw carreleur yi ñëw buñ paree nag ñu def ko une grande structure faîtière kon nag DG dañ lay ñaanal yàlla ñu bàyyi la ak yàlla lii nga def ci commune bi muy jaamu yàlla amoo xàjja ak seen un futur maire doit comprendre les enjeux lan moo tax ñu war la fal maire loolu nga comprendre moo tax nga def lii kon monsieur Ndione ñu ngi lay ñaanal ak équipe bi nga àndal ak gor yi nga àndal aussi ñu xam ne ñu set wecc nga àndal ay femmes yu set wecc ay mag ñu set wecc ay jeunes yu set wecc les leaders de la grande coalition ay nit ñu set wecc lañ fu ñu nekk mën ngeen daagu mën ngeen fa taxaw kon gàcce ngaalaama ñuy sant bu baax a baax monsieur Mamadou Ndione ak ci lii mu def tey sagalati jigéen ñi sagalati waa Diass sagalati ay askan. dafa ma ne Pape il faut que les artisans de Diass yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñu jóg seeti leen seen atelier ñu dem fi mel ne ancienne piste dafa la ca VDN dajale fa tous les artisans saafi ñoom grand al njax ñi ak ñeneen ña fa nekk ñu daje ci benn atelier benn waay bu dëkk Paaki bu ñuy wax Souleymane ñu waxtaan fa waxtaan boo xam ne macha allah jour boobu benn waay nee na c'est la première fois ma gis un leader politique saafi intéressé wu jox intérêt les artisans saafi ci affaire bu demee nii après loolu bi ñu ñëwee ba en 2019 daaw jéeg Mamadou daf ñu jël organiser ñu boole ñoo chambre de métier bu Dakar ñu wax les artisans ñu fournir seeni dossiers waa chambre de métier defaral leen une centaine de cartes professionnelles d'artisans loolu 2019 la woon at mi ñu génn mu jëlaat ñu nañu sax ñun région de Thiès lañ bokk ñu sélectionné waat ay artisans déposé waat ci góor ak jigéen femmes yi nga xam ne madame Ba mu ngi leen defal formation fii avant Covid ba la woon
ñoom am na lu mat à peu près 300 cartes yoo xam ne génn na ci seen compte ak une centaine de cartes aussi ci góor ñi waaw yu góor ñi nag joxe woon nañ ko village par village titulaires yi nga xam ne ñoo ko moom jotoon nañ si mais yu femmes yi tey moom lañ bëgg rek après ñu joxe ci quelques remises symboliques yi si des aussi ñu jox leen ko par village bu ñu demee jox ko seen borom loolu lu muy tekki li muy tekki mooy Mamadou li muy wax toujours mooy balaa nga naan naam ne fa balaa nga naan ne fa nag mooy tey jii nguur du wax ak ku mu reconnaître wul te pour nguur reconnaître la da ngay am këyit buy wane yow mii ci nit ñi nga bokk c'est-à-dire que daf lay formaliser wuutal la këyit ba lépp lu nguur di joxe comme njëriñ ëllëg nga mën a taxaw présenté wu joxe sa carte pour que ëllëg nga mën a gagné ci marché yi nga xam ne moom la nguur di joxe. loolu nekkoon loo xam ne ñun dañ ko raflé woon au niveau de la commune de Diass mais depuis Mamadou Ndione mi fi ñëwee ba tey mu ngi jàppale artisanat ci côté bu nekk voilà mu ngi jàppale les artisans par corps de métier aussi pour que ëllëg tous les marchés yi nga xam ne daf fiy ñëw gars yi mën a ñëw soumissionné mun a gagné ci marché yi ba fépp doomu Sénégal li taxaw di gis boppam ñoom ñu taxaw fa di gis seen bopp ndax affaire yi kenn moomu ko ku pare rek moo ko moom moo tax Mamadou bëgg artisan Koursaafi yi pare ci góor ak jigéen ba lépp loo xam ne ñëw na ci njëriñ rek ñu mën ko jëriñoo. di rafetlu lépp lu Mamadou doon def Mamadou awma dara lu ma koy fay sant naa ko gërëm naa ko ndax xam naa ne li ma defal man mënuma ko koo fay képp ku ma bokkal it mënuma koo fay képp koo xam ne fal na ma ci GIE takku liggéey dàgg jalaaw mënuma koo fay rawatina nag samay borom kër gis nga leen sànq ñu jóg taxaw ñëw teew fii ndax man ndax Mamadou Ndione ndax seen bopp kon nag sant naa yàlla bu baax a baax sant naa yàlla sant naa samay waajur sant naa ñëpp kon nag Mamadou desewuma dara comme niñ ko waxee rek xam naa ne Ibrahima jaar na ci jaar yi ma jaar yëpp Ibrahima jaar na ci te yàlla xam na ne ñi may àndal ñëpp dañ may bëgg te yàlla tax ndax lan Mamadou ndax li Mamadou def dafa rëy parce que li tax mu rëy mooy ne mu ñëw woote fii ñu gagné ko mu dem Macky Sall dem fal ko directeur COSEC séentuwul dara ci biir dëkk bi mu juddoo ci niñ ko mën a xëy Diass commune Diass gii mu ne xaaral nit ñiy dem gënuñu waa Diass tanewuñ leen mënuñu leen ci dara kon nag xaaral ma jóg ñi may yóbbu damay yóbbu waa Diass commune Diass mu wóor biir Diass macha allah nee naa leen fal biñ ma fal am naa fa 2 fukki at ak benn ci ren ak ay weer ndax nag tooguma woon sama groupement bi tooguñu ndax si ñuy wax ni pour ma yóbbu bi ma yóbbu ko am na liggéey nañ ko lu mot fukki at ak ndàngam moom ñu doog a jot ci Mamadou Ndione te découragé ci benn yoon toujours ñu ngi ci liggéey bi saa yi ñu jeexalee ñu defaraat yàlla def Mamadou ñëw ubbilaat ñu loo xam ne kenn mënul toog di ko wax kenn mënul toog di ko lim kenn mënul toog di ko sante xanaa sante ko yàlla sante ko yàlla na ko yàlla defal jàmm Mamadou li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal mu defal ko képp kuy ànd ak moom wërsëgu papam ni ma ko toppee nag yàgg di ko toppee noonu ñépp ñi ko topp seen wërsëgu bàyyi na leen toppee noonu topp Mamadou ba li mu bëgg yàlla na ko yàlla def xam naa ne nag wax yëpp lépp mënu la jeexe noonu waaw Ousmane gërëm naa leen Ousmane Boubou Ousmane ak sa booy bi sa booy bi waaw moo dëgg yàlla Ibrahima taxul may toog di wax waa COSEC taxul may toog di wax ñoom ci ku lim juum sax yàlla xam na ne bu ma Mamadou Diop yóbboo fépp fu ma dem waa COSEC amuñu toogukaay amuñu yendukaay man rek minute bu jot dina ñëw seet te ñi nga xam ne ñoo ma fal itam dañuy jékki di woote di waxante ak man ba ma dem ak jàmm ñëw ak jàmm fekk leen si jàmm kon nag yàlla nañu yàlla dolli sutura Mamadou jërëjëf
jërëjëf yal na la yàlla fay gi mooy ne nga fàllu fii ci commune Diass nga yokkal ñu lépp lépp loo xam ne nekkoon na fi te waru fee nekk nga defal ñu li nga def ci sa xel te di ko def ak nit ñi yàlla xam na ne loolu laay ñaan bët bi yàlla sàkkat nelaw ma fanaanu ma saa yu ma yeewee maa ngi ci yow moom ndaxte ba nga may ooyee te COSEC nga wax ma loolu yàlla xam na ne man daf lu ma jaaxaloon parce que yaa ngi ma jox keroog 1 million bi ba ma yegsee moom dàgg dama oot groupement bi teg leen wax leen ci li Mamadou def ndax lan mooy 1 million boo xam ne dugg na te kenn xamul sax naka la ak nan la mu dugg fii kon wax leen nan la ñuy def ci 1 million balaa may yegsi te kenn du ko fay balaa may wax dara parce que amatuma sax lu may wax si la ñu toog ñu waxtaan groupement bi jënd ci suñu siis jënd suñu baas ba ñu dese ay weccet bañ koy waxtaane ji ñu toggee ko mbaaxalaañ ko cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.